Sénégalais yi ak sénégalaises yi d'ici et d'ailleurs c'est vrai que ba fii sama borom kër nekkee président ba léegi musuma wax ak presse sénégalaise bi dama doon daw lu bari parce que dama doon wax ni moom mooy président man awma pour di wax ak di waxaat mais au bout de 8 ans gis naa ni am na ay leeral yu ma war a indi par rapport ak sama fondation par rapport ak sama doxilin ci sama fondation c'est vrai que am naa fondation depuis 8 ans fondation bi aussi bu ñu remonté man bëgguma woon am fondation parce que gis naa li ñuy wax ci fondation yi ak problème yi fondation yi di am moo tax mësuma bëgg am fondation j'ai toujours fait du social dama doon bëgg di continuer sama social sans pour autant mettre en place fondation mais dañuy wax ni mënoo def yenn yi te doo am fondation bi nag c'est une fondation un peu atypique parce que fonctionnement bokkul ak fonctionnement fondation yu bari yu première dame voilà parce que dafa am man nu ma ko sentiré ni ma ko sentiré mooy dama jóg ni damay def social damay jóg ni lii xam ni yàlla jagleel na ma ko dama ci profito pour jaamu ci yàlla booy jaamu yàlla nag ci dara doo xaar dara ci nit te du ànd ak bruit yu bari sax yuy feeñ ak yi ñuy feeñal parce que dafa am benn dama mës a santeeg benn femme bu nekk ci benn organisme international mun ma yow kenn xamul looy def sa jëkkër a ngi nekk fii président yaa ngi am fondation mais xamuñu exactement looy def boobaa ba ma waxee loolu ba ma ñëwee ak ñi may liggéeyal man leen de temps en temps yi ñuy def ñu ciy feeñal tuuti mais génnewu ma lépp lu may def ci fondation bi tey bu ñu ko doon xayma ak di ko wax duñ fi jóg parce que loolu damay jàpp ni sama diggante ak sama borom la preuve fondation bi du benn nit c'est vrai que am na vice-président c'est bien structuré mais fondation bi ñi ma ciy yónni ñi may doxal du benn nit kii dama koy yónni lii kii ma yónni ko lale kee ma yónni ko lale parce que bëgguma ñu xam en réalité li may def ci nit ñi lan la ndax sutura parce que am na ñi nga xam ne ci sutura nga mën defanteeg ñoom waaw fan yi aussi ñoo ngi dégg lu bari yu ñuy tuumaal ci fondation bi man dama mës a wax ni fondation bi du bind kenn du gis fu fondation bi bindee demander quoi que ce soit mësuma ko nangu duma ko def lu ma soxla ci fondation bi sama borom kër mi ngi ma siy jàppale bu maladie bëree mi ngi ci dugal loxoom bu ma soxlaa lu mu mën a soxla moo mën ci jàppale am na nag ay quelques bonnes volontés yu nga xam ni dinañ ma jàppale ci ceeb ci dëwlin ci suukar am na fi mais lu ci ëpp li may def lu bari sama borom kër moo ci dugal loxoom. bonne volonté yooyu fii rek la ñu nekk wala am na ñuy jógee bitim réew ak yooyu di ci dugal seen loxo. ñi jóge bitim réew dañ leen di ragal parce que ku mel na vice-président bi di Alioune Fall boo ñëwee ni que dama bëgg gis première dame nga nekk homme d'affaires wala nga nekk yaa xam loo doon boo nee dama bëgg jàppale fondation bi mais dama bëgg gis première dame moom day bañ parce que damay bañ ëllëg ñu ni homme d'affaires bi kat ñëw na fi wala kii ñëw na fi gis na première dame bi wala nang loolu la ñuy éviter moo tax ñi ci ëpp fii la ñu nekk ci réew mi Sénégal yii lañu nekk des fois ma jékki-jékki ñu woo ma Adja ñoo ngi lay yónnee ceeb dëwlin suukar te ñëpp te ku ko ci yónnee aussi di nga xam fu muy delluwaat fu ñu koy defaat daal waaw. yow da ngay xaar ba am soxla rek solliciter nit ñi wala dafa am ay fonds yoo xam ne ak ay jumtuwaay yoo xam ne da nga ko teg déjà en place di xaar. man du ma solliciter kenn du ma ko def waaw damay bu ma nit ñi lu ñu bëgg besoin yu nit ñi di ma demander parce que fondation bi am na un jour sa def nañ ci benn reportage je crois dañuy recevoir demande yu bari léegi sax dama focaliser wu ci maladie xeebaluma kenn soxlaam mais léegi ci maladie lay gën a dem parce que maladie ñoo gën a bari am na yenn affaire moom du ma ci dugg des fois ñu bind ay affaire ay nangam ak nangam du ma ci dugg sax du ma xeebal kenn nag affaire am mais du ma ci dugg lu ma xam daal mooy man damay focaliser wu ci maladie te bañ trafic d'influence moo tax ñi ëpp chance
que seen affaire ñu régler ko mooy ñiy yóbbu directement ci fondation bi c'est ouvert guddi bëccëg bu ku dem duñ la delloo sa lettre duñ la delloo sa enveloppe dinañ ko jël te dinaa si jot. par ku bëgg ndimbal daal il faut que nga bind yóbbu ko ci fondation da ngay yóbbu ci fondation bi parce que bëgguma ñu jaar ci nit. moo tax bu ma déggee ñu ni arnaqué nañu kii jël nañu kii xaalisam daf may jaaxal parce que nit fii Seynabou fii Sénégal nit mënu la indi ci man loolu depuis le début dama ko bañ. bëgguma ku la ni mën naa la ji wutal audience ci Marème Faye Sall dalay wax lu la neex dalay nax dina ci dëkk bi laa dëkk fii laa yaroo fii laa juddoo am naa ay xarit am naa ay àndandoo am naa ay lépp mais toutefois ku am looy soxla ci man fondation bi toujours nit a nga fa boo joxee sa lettre dinañ ko jot. fondation bi fan la nekk sax pour ku bëgg a dem foofu fondation bi yoo xam fondation bi fondation bi mi ngi tax ak présidence. ok waaw foofu laa bëggoon na dem sànq sax foo gën ne foofu la. non fondation bi mi ngi wetu présidence foofu la nekk. est-ce que ku bind lettre am moom amul ku ñu ci mos a gàntu. non soxla yëpp ngeen di faj wala dina am yoo xam ne du ànd. faj soxla yëpp nag yàllaa ko mën. li ñu mën daal li may def maa ngi def sama kettulaay kàttan di jàppale doomu aadama yi seetuma ci kii seetuma ci kala bugguma sax ku ma remercier yàlla xam nag lu may def rek sunu borom si laay jiital. bugguma sax ku wax merci lettre de remerciement du ma ko jël xam nga du ma si xaar dara yàlla rek beneen affaire bi mooy fondation bi ku fa ñëw heure boo ñëwee boo déposer sa lettre danañ ko jël seulement ci maladie laa focaliser wu parce que maladie dafa bëri taxul nag ma xeebal kenn soxlaam xeebaluma kenn soxla mais jamono yi ci maladie laa gën a nekk moo tax des fois ñenn ñi du ñu am yenn réponse yi mais ku ci am indi kayitu feebar wala ordonnance di nga am sama réponse. yan genre soxla lañ lay faral di poser. loolu seen ay affaire seen ay soxla bopp rek soxla nit ñi soxla doomu aadama yi rek soxla jamono yi. lu nekk lañ lay wax moom. mais soxla doomu aadama yi rek ñëw ne la par exemple man de aw ma kër fu ma dëkk wala du fas. genre affaire yooyu doo ko toppatoo. kër ak oto yëpp dañ la koy wax. mais comme j'ai dit doo xeebal kenn soxlaam ku la wax di nga déglu. di nga loo si mën a apporter réponse nga apporter si mais li may gën a def daal. mooy faj doomu aadama yi. néew gi doole gi ak néew bu doole am na temps aussi ma defoon programme Rama. programme bi sama maam laa ko tuddee Rama programme pour les assistances pour les vieilles personnes la ba léegi maa ngi koy def damay commander ay chaises ay affaires yu mag yi di soxla yëpp parce que jàpp naa ni war nañu sunu mag ñi war nañ leen gën a bàyyi xel. maa ngi koy def ba léegi nag dama ci boolewul wax rek ak yooyu mais maa ngi koy def ba léegi ay suturlu ay toilettes ba léegi maa ngi koy def ak yan nag yeneen daal lu sama xel jàpp daal. voilà. waaw madame la première dame yow nag moom siiw nga loolu macha allah ci réseaux sociaux yi am na ay soppe yu bari yoo xam ne dañoo ubbi sax ay compte ci sa tur di la topp di la waxal lu baax di la seddeel ay lu baax. waaye itam ci beneen wet gi itam am na tam ñuy tudd ay imposteur ay compte Facebook ak ay Twitter ak maanaam mut na une centaine yoo xam ne ñu ngi nekk ci réseaux sociaux yi yoo xam ne dañuy mel ni yow la fekk du yow ñuy laaj ay nit ay ndimbal ak ay yeneen mbir yoo xam ne dañ koy wax naka sa dul noonu fekk du yow looy wax ci loolu. li ma siy wax Seynabou mooy kuy dimbale du laaj ndimbal man fondation bi ba mu taxawee ba léegi dafuma kermesse. dafuma téléthon dafuma dara lu nga xam ni dafuma dara luy indi xaalis dafuma ko jéemuma def dara luy indi xaalis pour rek bañoon di éviter yu mel nii c'est vrai que ñiy ubbi compte ñu bëri say dafa am bëri na nga ci ay soppe ñi nga xam ne dañuy def rek yàlla moo leen la bëgguloo ñuy def yooyu mais pour éviter loolu yëpp dama wax ni nañ tëj yëpp te yàlla xam na ni compte yi ubbi yëpp man yëguma ko sax parce que je ne suis pas Facebook je ne suis pas dans ces choses là vraiment nekkuma si mais comme nit ki moom bu la bëggee bu la soppee nu ku nekk la koy manifester dama leen di remercier mais nag comme dafa am lu ci rax nañu dindi lépp. non du ma xoolaat dara parce que man nekkuma ci woon mosuma si nekk. nit ñee ko doon def rek parce que peut-être bëgg nañ ma jàppale yaakaar nañu bu ñu ko defee dina ma neex mais li muy yàq bëri na aussi parce que ay nit a ngi ciy lor ay doomu nit ay jàmbur te du loolu ñu doon moo taxoon mu jóg nañu j'ai demandé à ce que ñu arrêté lépp et puis na ñëpp xam ne man nekkuma ci Facebook binduma Facebook awma compte Facebook du ma tweeter
du ma def yooyu yëpp du ma ko def. loolu madame la première dame yooyu mooy xew nag léegi. ah man damaa old fashion nekkuma si loolu. ay actuel loolu nag. non je suis pas vraiment dans ça. voilà je suis pas ba léegi yaa ngi naan ñu gaaw balaa Macky di ñëw daf lay perturber. président nu mu lay perturber nag. non daf may perturber nag. ah ci naka. je réponds pas à la provocation. dañuy eggale ah non boobu la yaa ngi taxaw ñu gaaw balaa Macky di ñëw non parce que Macky bu taxawee tamit. daf may perturber rek day xool lu may wax ak yooyu moo tax. madame la première dame am na ay jamono yële passé daal ñu ngi doon dégg ci presse beeg yooyu ñu naan daal Marème Faye dafa xaw a jage di daal ba am na sax bërëb bu ñu ko yóbbu woon foofu fat ko foofu loolu mën nga nañu ci leeral. yow bu rafetal wax ji neel dañuy waxoon dafa dof bu rafetal loolu la ñu wax dafa dof yóbbu nañ ko di ko faj ak nangam li nga ko déggee noonu laa ko déggee li ma ciy wax rek mooy yenn naqadi suñu borom. ma ne comme dañuy toog di wax leen neex man dama ci commenté. li ma wax rek yenn naqadi suñu borom. waaw madame Sall dégg naa tamit ci xeetu yëf yooyu am na tam ñu ñuy tuddee ay nit yu def trafic d'influence ñuy fréquenté kër gi daal yenn saa yi dañuy ñëw ci mbedd bi naan. mën naa la toppatoo rendez-vous ak Macky mën naa la toppatoo rendez-vous ak Marème Faye Sall est-ce que yooyu mën nañ ko jàpp ne ñuy wax dëgg la. ñooñu moom dañuy wax lu leen neex rek parce que tey da ngay gis ku fi ñëw añ wax dama leen koy wax sax dama leen ku fi añee sax déjà boo fi añee ak man wala nga añee ak président bu ma génnee dëkk ci kenn dama naan du dëgg parce que dama leen koy wax ñoom ci seen bopp dama leen koy wax dama naa leen ñëw ay privé la quoi. waaw parce que fii lañ dëkk. fii lañ yoroo fii lañ xam. c'est normal nit ñi di fi ñëw. di nekk ak ñun. mais bu aussi bu fekkee yow amoo njàmburte ba boo fi añee. wala bàmmeelu biir daal. du bàmmeelu biir sax je veux dire. waroo génn di jaay loolu ci nit ñi. dama fay dem fa lay lekkee fa lay naanee fa lay nangam loolu sunu affaire la. ça n'a rien waroo ci profité. et puis nit ñi waruñu ko jàpp. nit ñi waruñu jàpp loolu boo añee ak président ak boo añee ak première dame loolu et alors de façon kenn si ñoom kenn nit mënu la indi ci man mënu la wutal audience ci man parce que nangulu ma ko kenn nangulu ma nee naa la même au niveau de la fondation ku fay liggéeyee ku ñu jël papier jox la pour nga dugal ko bu ma ko yëgee dama koy dindi pour bañ rek nit ñi di def trafic d'influence man damay dem ci nit ñi damay dem ci kër mën naa fa añee mën naa fa reere mën naa fa toog xam nga mais du tere ça n'a rien à voir ak l'état wala yeneen wala leneen ku la wax ni aussi mën naa la wax première dame jox ma xaalis ma yóbbu la fa ña wasal ay passeport diplomatique man nekkuma si loolu kuñ ko wax aussi dañ lay nax wutaluma kenn passeport diplomatique des fois dinaa romb nit mun ma madame dama feebar waxal président ma dimbali ma ci passeport moo dem ma mun naa ko soumettre président mais ku la wax ni mën naa la wax première dame mu wutal la passeport mun naa la waxal première dame mu def lii wala mu def lee dañuy wax lu leen neex. kon daal na leer ci bopp ñëpp daal na leer. waaw kenn mënu la wax ni ku la wax ni mën naa la yóbbu ci moom boo ma joxee lii ma yóbbu la ci moom wala boo ma joxee mu lijjën daf lay nax. parce que amuma duma ko séquma ka kenn ku la wax aussi dama kaay ma jox la sa dossier nga joxal ma ko première dame mun la naa la ko joxal première dame kenn du ma jox dossier kenn du ñëw si ma ni ma dossier bii nit moo la ko jox du ma ko nangul kenn ku am sa dossier yóbbu ko ci fondation bu ma amee chance ma sant yow nga jox ma ko mais bul yóbbu. bu yow ci mbedd bi jox la ko da nga ko jël. dama koy gis c'est que déggoo ma ne la même avant. Covid bi dama daan jël note yi di taxaw parce que nee naa leen du ma xebal kenn soxla. waaw dégg naa yenn saa ñu ne Marème Faye de seet nañ ko fële ca marché Kermel muy dox moom kenn wala côté Sandaga ak yooyu noonu. xanaa da ngay wéet ci biir kër gi. Covid bi moo ma yàqal rek. mais dama da nga namb ay kii yooyu daal. dama bëgg di génne di dox di lu tax du ma génn sax. première dame nga. première dame mooy lan. buñ la kidnappé nag. kenn du ma kidnappé. macha allah yàlla rek kenn du ma kidnappé kenn du ma kidnappé. damay bëgg di dem ci nit ñi en fait damay bëgg di dox sama soxla di dox sama yitte di dem ci marché yi di jëndal sama bopp parce que bëgguma nit naan maa koy jëndal nit wala ñu naan maa koy wutal wala lépp maa koy defal sama bopp. booy génn da ngay tàggoo wala da ngay jékki-jékki rek. damay génn man bëgguma ko ñu may xaar. loolu wóor na. wóor na kañ. wóor na. kon booy génne sa président du la yëg. sama borom kër yow doo tàggoo sa borom kër yow booy génn booy génn doo tàggoo. dinaa tàggoo waaw ba nga damay tàggoo kay. du tàggoo. dina la bàyyi ngay dox yow kenn ci mbedd bi noonu. mais man yéenay jàpp ni ay première dame ak loolu man lu may jàpp mooy nit kuy dox doxam. mais loolu wóorul tam. ñu sant yàlla rek depuis boobu yàlla ñuy suturaal yéen yàlla yàgg di suturaal rek.
ñaan yàlla mu ñu si dañuy ñëw xam nga ñëpp yemuñu tamit. loolu aussi am na c'est vrai que avant dama doon génn bu ma génnee nit ñi ñëw jox ma ay këyit léegi mënatuma jël këyit ndax mbas bi mënatuma ko def. mais da wàññi nga sax sa génn. waaw damay wàññi génn parce que ñun ñoo mën a war a joxe exemple mais da ngay affaire. tëju bi dafa metti da ngay namb yenn saa yi nga tàmmoon avant yooyu di génn di jël air wala genre affaire. question génn air damay bëgg di def comme yow ni ngay def boo xëyee bu xam ne da ngay liggéey man liggéey ma boo xëyee da ngay dem si dëkk yi dem ci marché yi li jënd sama bopp li jënd sama kër. waaw maa ngi yow yemuñu nag. ndax la man personne anonyme laa rek presque man fu ma génn du ñu ne ma nga ne la topp ma voilà. man daal j'essaie de mener une vie normale dama ko wax depuis le début maa ngi koy wax maa ngi damay essayer c'est vrai que mon mari est président de la République loolu yëpp dëgg la alhamdulilah rabbil alamin mais man personnellement j'essaie de mener une vie normale di dox li ma war a dox di dem fi ma war a dem di dem ci xew yi di dem ci tuur yi di dem ci nit ñi. kon léegi su ma amoon xew bu ma la invité di nga ñëw. ah waaw ndax duma buñ ko seexee ma ñëwal la kay. ah baax na. buñ ko seexee kañ ma ñëw si sax aw ma problème yooyu aw ma problème mu dem ci nit ñi et puis bëggum aussi di dem ci nit ñi di plomber atmosphère bi moo tax bu ma demee damay déconner damay def créer ambiance parce que bëgguma justement nga dem fenn nit ñi atmosphère bu géndee. non bëgguma loolu. may bëgg ñëpp nekk à l'aise parce que fii àddina la daal te loo gis aussi ci mu nettali lay mujjee kon dañ koy rafetal daal moo tax du ma jéem a bu ma demee fenn je me la joue pas damay nekk ci nit ñi jaxasoo nit ñi. du question wàccee sa bopp sax parce que nit ñi dañuy foog ne yaa ko da ngay def dara alors que c'est moi c'est ma personne non sama nature la daf créer ambiance kaf ak nit ñi réew ak nit ñi nekk ak nit ñi jàmm après nga du tere daraja bi la yàlla jox booy dem nga du tax mu wàññi ci dara voilà doo gêner nit ñi doo créer atmosphère bu nga xam ne ku nekk danaan kii su booxul ma la nit ñi di la rëbb ak yooyu non non. waaw léegi balaa ñuy tëj moom mbas mi moom ak fu mu tolluwaat ci jamono yi moom ban appel ngay lancé au Sénégalais. xanaa mbas mi daal ñaan yàlla rek yàlla teggil ñu ko ci jàmm ak salaam ñu delluwaat ci suñuy activité parce que lu yéeme la lu jaaxal doomu aadama yi la di ci ñaan rek et puis di wax kilifa diine yeeg aada yeeg ñépp ku nekk ci fa nga nekk nga ñaan ci yàlla rek yàlla teggil ñu ko ci jàmm ak salaam ñu génn ci jàmm ak salaam yépp nit ñi delluwaat ci li ñu nekkoon loolu daal lay wax ci mbas bi. balaa ñu commencé sax maa la dégg ngay naan fataay yi fu mu toll pour ñun la wala defal ay njogonal waaw. fii moom mooy loolu rek. dañuy defal ay njogonal ak yooyu yu baax yu neex yooyu yooyu. waaw kon ñu ngi lay remercier vraiment madame la première dame ak yéen ñu sa kër gi yaatal ñu waxtaan ak ñun loo xam ne du faral di am ci rajo yeeg télé yi ñu lay remercier bu baax. waaw maa ngi lay fay di la Seynabou ci yow tam si ñëw bi. di wax rek ni encore une fois toog fii di wax sax du lu ma gënal mais il faut que comme wax ji dafay bëri autour de ma personne ñi dañuy wax des fois sax dama naan est-ce que amul beneen nit bu ñuy wax parce que tellement daf may jaaxal ba je me pose des questions je me dis mais ñii man la ñuy waxal wala lan parce que fa ñuy wax ak la ñuy wax yu doo ko fekkee doo ko yëg du sax nekk ci yow des fois fan yi da ngay dégg ñu ne ma nga tukki xam nga nekk fii elle est malade dañ ko yóbbu wala nangam ak nangam dañuy wax ay wax yi nga xam ni doo xam lu tax boo waxee nag ñun la boo yàlla boo nekkee ci kanam ak nangam il faut que nangam mais il se passe trop de choses yi nga xam ne daf lay jaaxal. yooyu daf lay metti yenn saa yi booy dégg yooyu. dina xam nga man heureusement sax li ma sante yàlla sax comme du may lire te des fois ñi la koy wax dañ la koy cofal rek. dañ la wax exactement lii la parce que man je me refuse di nekk di lire ci yenn affaires yi ay vidéo yi di xool du ma ko def. ñun ñoo ngi sant yàlla di gërëm suñu borom di def di ñaan yàlla mu jox ñu kattan ak mën-mën li ñu nekk ñu nekk ci jàmm ak salaam di ñaan surtout yàlla man sama problème li nit ñi def problème man defuma ko problème man lu may ñaan mooy yàlla bu ma sama borom jéppi yàlla bu ma dummooy yàlla bu ma jéppi te lépp lu ma war a def rek ma def ko ci dëgg daal. beneen affaire bi aussi bi nga xam ne moom maa ngi koy wax sénégalais bu leen nangu kenn di leen nax ci man ma dajeek yow nga jox ma sa yëf. sa këyit wala nga wax ak man moo gën a yomb nit ni la dinaa ko gis suba wala dinaa dem ci këram parce que man tëjuwuma damay dem ci nit ñi damay sol sama dàll damay seeti samay xarit damay dem sama kër ay xarit damay invité sama kër nit ñi dañuy ñëw sama kër lu ma leen waxulul sama bopp man mii wala damu leen ci fondation bi ngeen jël seen këyit yóbbu ko ci fondation bi leneen lu leen nit wax da leen di nax
duma ko nangul kenn duma ko nangul kenn voilà loolu laa doon wax et puis di baalu àq bu fekkee kàddu yi dëgër na wala melul nu mu war a mel di baalu àq di sant ñëpp di gërëm ñëpp merci beaucoup. Merci encore.